chers internautes enquête 221 dal leen ak jàmm comme niñ koy faral di defee am habitude bi saa su ne ñu indil leen kenn rek daal di fas yéene waxtaan ak moom muy enquête sur ngeen dal ci jàmm bi nag ñu daal di leen tegal koo xamante ne nag ñi est-ce que du sax demande bi nekkul demande sociale ndax dafay koo xamante ne depuis ba lettre bi daal di génne ba léegi ku nekk bëgg naa jàkkaarloog moom ñu war a waxtaanee loo xamante ne ni nag Sénégal gi yëpp la ñor gën a fës nag ci Ndakaaru ki may dalal nag xam ngeen ni ci société civile la bokk waaye tamit nekk na njiitub entente mouvement social association je dirais ak li nga xam ne mooy développement EMAD waaye tamit di benn ONG bu nga xamante ne dafay œuvrer lépp lu jëm ci wàllu encadrement ci lépp li nga xam dafa soxal wàllu assistance population bi dafay bokk ba tey ci li muy xeex ci tuberculose ak feebar bii di paludisme sibiru VIH sida da koy yitteel waaye tamit culture lu ko yitteel la moom tamit li nga xamante ne moom moo daal di jëm ci wàllu diine lu ko yitteel la nekk ki nga xamante ne nii li soxal wàllu opération médecin sans blouse moom tamit lu ko yitteel la da cay militer da ciy def lu am solo waaye tamit ci jamono ji nga xamante ne dañ nekk wàllu solidarité ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ne ci prison yi maanaam ñu caabi féete ginnaaw également ku ci def loo xamante ne ni kenn du ko fàtte waaram bay da ko ci bu baax ba sax nag am benn pacte bu nga xamante ne da ko def jëm ci wàllu civisme ba tey li nga xam ki nga xam ne moom la ñuy dalal depuis ba ñu amalee woon suñu naufrage bateau le Joola boobu nga xam ni ay junni doomi aadama ñàkk nañ ci seen i bakkan ñun sénégalais yi ñu yëg ci bu baax a baax suñuy mbokk suñuy am di jàmm ñu ñàkk leen moom nag ci la daal di tegal boobule pacte bu nga xamante ne nii dana xool daal na muy gën a ñoñalee mbir mi rafetal ko ba képp war cee mën a gis sa bopp tamit nekk koo xamante ne nii dimension jëm ci wàllub bind maara day taali wala boog extraordinaire je dirais ba tax na sax am na ñaari ouvrage yi nga xam ne dafa capté nit ñi bokk na ci chantier des hommes maanaam lu ñuy rek war a mën a defaraatoo ci lépp nag loo mën a gis moo xam ci wàllu politique culture diina ci lépp ndax nit doomi aadama da koy teel ak tamit yow yaay kan di ouvrage bu nga xamante ne personnellement lire naa ko te ba ma ko lire li ma ci gis daal macha allah ma lire it lettre bi nga xam ne jox na ko njiitu réew bi nee naa leen ki may dalal du kenn ku dul en 2013 dañ ko jox prix Nobel wala it je dirais prix bu nga xamante ne dafa jëm ci citoyen modèle ñu ngi koy nuyu ki nga xam ne mooy Abdou Khadre. waaw ñu ngi lay fay di seddaloo suñu mbégte invitation bi ñu jagleel pour ñu waxtaan ci soxlay réew mi surtout li jëm ci sujet bi nga xamante ne moo yitteel bataaxal bi ma jagleel Dakar yi ci mbiru statut spécial bi kon boog merci beaucoup ci invitation bi di ñaan yàlla. non présentation bi xëy na tu m'as un peu jeté beaucoup de fleurs. bon mais wax nga dëgg globalement. parce que entente des mouvements et associations développement EMAD su ma koy misaal dama naan cin la cin bu am ñetti tànk bu njëkk bi mooy gëm bi ñu gëm ne réew pour mu dox fokk population yi dugal ci seen loxo askan bi yépp waruñu toog rek ne dénk nañ ko président dénk nañ ko gouvernement ñu ngi leen di xaar askan wi def ci am wàll mooy tànk bu njëkk bi mais askan woowu pour mu mën a sooxee ci mbiru développement dox ci na mu ci war doxee faw ñu soppi jikko yi loolu li ko gën a firndeel mooy naufrage bateau le Joola boobu nga wax bu ñu ne sénégalais yi foog ñu taxaw ci seetu bi xool seen bopp am lu ñu soppi pour jéye bu mel nii bañati fay am soppi jikko yi mais dugg ci soppi jikko yi doyul am na ñetteeli tànk bi mooy ñu géeju suñu histoire xam suñu bopp xam suñu démb xam ñooy ñan parce que su fekkee ne xamoo loolu doo am place ci àddina bi kenn du la mën a xàmmee doo am mandarga tubaab dafa am melokaan américain am melokaan africain am melokaan ku nekk la nga xamante ne moo positif te baax te wóor te dëgër ci sa melokaan da nga ci war fier téye ko moo taxoon Cheikh Anta Diop ne nañ fexe ba siggi xam ne yee suñu ci àddina bi on a participé au développement on a participé à la civilisation et la première civilisation du monde est nègre donc nañ siggi
loolu mooy gëm-gëmu EMAD. kon en grosso modo présentation bi loolu la ñuy jéem a nag béy suñu waar di ci góorgóorlu nag ci anam yëpp bañ a xeeb lenn ndax soxla nit ku ko xeebal rek tooñ nga ko. mën na nekk ci sibiru mën na nekk ci formation mën na nekk ci jàng mën na nekk sax toog am interrogation boo bëgg ku la ci indil réponse nga fexe ba jox ko ci réponse day baax loolu. ok ci loolu nga wax gis nañu ni yaa ngi bay sa wax ci lépp waral nga daal di bind bataaxal bi nga xamante ne da nga ko jagleel njiit réew bi Macky Sall d'abord balaa ñu ñëw dëgg-dëgg ci bind bi lan moo la inspiré ba nga daal di bind livre bu nga xamante ne nii sooy seet gis nañu ni point gu bëri dafa jëm ci nga gëtëm wala it ñaax le président Macky Sall a mu jël responsabilité am tey ak suba lan moo la inspiré ba nga bind. ci bataaxal bi. waaw en vérité bataaxal bi adressé wu ma ko le chef de l'État maa ngi ko adressé les Dakaroises et les Dakarois ndax dañu wax ne dañu defal président proposition pour ne ko Dakar dafa war am statut spécial maanaam liñ ci jublu mooy statut spécial boobu su amee le maire de la ville de Dakar. population yi dootuñu ko tànn dootuñu ko fal dootuñu ko contrôler ndax président moo koy nommé ni mu nommé ministre bi mu nekk une proposition bu ñu bëgg a wéyal mais proposition boobu man en tant que acteur en tant que Dakarois su ma ko déggee daf may yéem daf may jaaxal parce que dellu ginnaaw la ci wàllu démocratie ndax dañu ne àddina bi ni muy doxee. Décentralisation am na benn homme politique bu joxe woon misaal mu ne dañu yenn président benn ëmb bi dafa diis dafa rëy ñu yebbi ëmb bi def ko ay pàcc communauté bu ne ville bu ne commune bu ne ñu jox maire ba ëmb ne ko yenul mooy décentralisation mbir bi dañ ko war bokk dañ ko war partager te société Dakar depuis 1887 la commencé fal maire am ñu toog ba 2020 ñu ne léegi Dakar waaye dootuñu fal seen maire président moo koy nommé mais loolu su amee ñu ne comme que ñoom ballon de sonde la ñu lancé. ñun nañ tontu ballon de sonde boobu ci naka ci wax Dakar waaye dañ taxaw bañ. nañ taxaw bañ pourquoi parce que réew mi ñoo ko bokk nañ taxaw bañ parce que su doon xalaat la sax bu nit ki ku ne am nga droit génn sa xalaat mais xalaat bi nañ ko waxtaane nañ ko pencoo ba nit ñi ne d'accord nañ ci ñu soog ko mën a wéyal mais suñu seetaanee ballon de sonde boobu mën na dem ba benn moment ñu doxal ko ca dem leen neexee te day nekk lu doy waar ñu dégguñu ko wax ñu ne nañ jël suñu responsabilité adressé wu aux Dakarois par une lettre ouverte wax leen suñu xalaat ci mbir mi wax leen suñu gis-gis ci mbir mi wax leen naka la ñu gisee seen taxawaay. mu mel ni maîtriser nga un peu l'histoire du Dakar wala du Sénégal ndax suñu daal di parcourir tuuti ci livre bi wala bataaxal bi dellu si nga ci Sénégalu démb laata mu ko doon dem AOF nga xam ni 1902 ba 59 ñu ñëw wax li nga xam ne moom moo lëkkale woon it Sénégal Mali ak yeneen dëkk yi ñu wax ni 1959 ba li nga xam ni moom mooy 1960 bi ñuy am indépendance boo ñu deflaatoon tuuti histoire ndax ñu nay ndaw lañ bëgg nañ xam tuuti Dakar démb. waaw Sénégalu démb. Ndakaaru dafa am position stratégique ñi ko découvrir en 1444 c'est le navigateur Denis Diaz bi muy wëndaaloo ba agsi fii daf ko jox tur ne fii mooy Cap-Vert Cap-Vert bi parce qu'il y avait beaucoup de verdure Cap-Vert boobu soo ko xoolee comme ni ko Léopold Sédar Senghor waxee c'est une main tendue vers le large dafa mel ni dafa jox loxo àddina dafa mel ni dafa ubbeeku pour nekk bunt ba nga xamante ni foo jëm di nga fa jaar loolu moo tax à un certain moment bu tubaab bi ñëwee war a bëgg a commercer avec l'intérieur du continent fii nekk bunt ñu jëflante ak population yi fi ne jëflante boobu dem na ba bu Afrique occidentale française taxawee ñu tànn Dakar mu nekk capitale bi gouverneur général am fi palais booba la Ndakaaru ubbeeku
ci population sous-région bi yëpp communauté guinéenne bii ñëw ñoom Sékou Touré fi la ñu jàngee ñoom Houphouët-Boigny fi la ñu jàngee parce que université yi fi la nekkoon hôpital yi fi la nekkoon kuy jàng fi ngay ñëw kuy faju fi ngay ñëw mu nekkoon un carrefour de l'Afrique occidentale française mais avant muy nekk sax carrefour de l'Afrique occidentale française dafa nekk un carrefour du monde parce que navire bi fépp fu mu jëm bateau fu mu jëm ci àddina fii lay defee escale moo tax port yu njëkk suñu port bi ci port yu gën a yàgg ci port yi la donc Dakar nekk capitale de l'Afrique occidentale française ñuy wéy 1887 ñu fal maire population yi tànn maire yu bëri jaar fi ñoom Blaise Diagne ak ñeneen ñu bëri bi ñu demee ba indépendance am ñu créé fédération du Mali. Fédération du Mali Dakar nekk capitale bi ba bi mu implosé en 1960 ñu am suñu indépendance am na benn expert bu ko doon wax keroog si le transfert capitale bi de Saint-Louis. Donc cette position là moo taxoon presqu'île du Cap-Vert am rôle bu muy joué ci àddina bi joué ko dans la sous-région ba nekk capitale de l'Afrique occidentale française fii la ñuy jàngee fii la ñuy fajoo moo tax société bi ñuy dem indépendance par rapport ak yeneen dëkk yi dafa am infrastructure yi nga xamante ne Ndakaaru daf ko amoon ba pare. port a ngi fi hôpital a ngi fi université yi ngi fi tali yi rëdd nañ ko plan d'urbanisme bi taxaw na lépp leer na donc rôle boobu mu joué ko moo tax bi ñuy constituer fédération du Mali aussi Dakar nekk capitale bi mais bi ñuy dem indépendance booba fekk na capitale bi Sénégal mu nga woon Ndar mais mu am ay kilifa yu préparé wu Ndakaaru ne suñu demee ci référendum bi déggoolu boote comme que Ndakaaru dafa musa moom boppam ci biir Sénégal suñu ne oui ñun ñu ne non pour que ñu continuer ànd ak France donc politique boobu la Mamadou Dia yëg mu xam ne le risque qu'on est en train de courir mooy le Sénégal risque d'avoir son indépendance sans Dakar mu transférer capitale bi jëlee ko Ndar indi ko Ndakaaru waa Ndar mer à juste titre mais xam na ne su indee capitale bi Ndakaaru kenn mënatul jox Sénégal indépendance am te Ndakaaru du ci bokk foofu yëpp jaar nañ fa Sénégal am indépendance am Ndakaaru nekk capitale bi ñuy voter suñuy maire décentralisation bi di dox ba approfondissement bi en 96 mais tey suñu ñëwee ne dañu bëgg a jox Ndakaaru statut spécial xel mënu ko nangu te population yi dañu war a taxaw bañ ko ci lu leer parce que recul démocratique la benn ñaar àddina bi fi mu toll dañu ne population yi dañu moom seen bopp population yi dañu war participer nee naa la premier tànk cin bi nga xamante ne moom mooy émat mooy dara mënatul dox ci réew mi te population yi boolewuñ ci seen loxo développement bi nga xamante ne moom la ñu yóotu mu war jaar ci émergence wala fu mu war mën a jaar pour que mu am fokk population yi taxaw engagé wu seen liggéey mooy jëmale réew mi kanam et foofu laa sukkandiku pour ne doomi Sénégal bu ne jaaykatu caaf ba ca buntu këram di jaay caaf di ci fay jàngu doomam wala di ko ci jëndal yére wala di ko ci dundal jaaykatu caaf boobu ministre ba nekk ci ministère am ëpp ko importance ci rôle bi muy joué ci réew mi ci taxawaay bi mu am ci réew mi kon boog nañ bàyyi population yi ak seen responsabilité fu ñu war a tànnee maire ñu tànn ko maire bi xam ne population yi ñoo ma tànn am na keneen ku toog ci tefes gi di wax ne maa la ko gën a mën nañ ma ko jox jogante boobu day tax mbir yi gën a avancé nit ñi mën a sanctionner positivement su fekkente ne liggéey na su fekkente ne liggéeyul ñu sanctionner ko négativement mais xoolal réew bu mel ni Sénégal ñu am assemblée nationale déjà nit ñaa ngi diingat assemblée nationale bi am na ñuy wax sax ne nañ tëj assemblée nationale bi parce que député yi nee nañu duñu député Sénégal député Macky Sall lañu wala député Ablaye Wade wala député parti ba leen fal kon moom ñoom parti lañ fa nekkal tout simplement parce que pour nga nekk député ci liste parti ngay jaar pour nekk ko nga gën a gëm que le proposé ci parti bi que population ba la fal donc assemblée bi di coloré wu ci couleur ba président bëgg
yeneen institution yi fi nekk yëpp ñu ngi diingat seen liberté par rapport au président de la République. Comme kay yow sa warugar képp kuy conseiller Macky te bëggal ko jàmm te bëggal ko succès te bëggal ko wéy bu rafet donc ko naan xoolal naka ngay approfondir démocratie boobu xoolal naka ngay libérer les institutions de la République de la tutelle de la présidence pour que ñu moom seen bopp député yi mën di voter loi yi nga xamante ne moo gën ci réew mi et non pas moo gën ci président bi te sax li gën ci président bi normalement moo war a gën ci réew mi su dee président bi réew mee ko tax a jug. très important loolu mooy question bi sax bi nga xamante ne ci laa bëggoon ñëw ñu gis ni fi nga xamante ne moom mooy Dakar kenn du ko bon je veux dire li ma bëgg a wax mooy maanaam kenn du def distinction boobu ci li ñuy wax ni dafa am benn statut constitutionnel parce que ci constitution bi reconnaître nañu ni Dakar moom mooy capitalu Sénégal ñu gis ni comme li nga wax 1887 la ñu tàmbali woon di fal suñuy maire suñuy élu en tout cas ñu ñëw ba ci biir ñu ne dañ koy daal di changer en 2020 après indépendance selon vous après indépendance est-ce que yaakaaroon ni dafay mel ni dafa bëgg a teg loxo affaire yi contrôler yëpp moom mooy wax kuy dem ku dul dem ci Dakar bu nga xam ne mën nañoo wax ni bokk na ci 557 communes yi nga xamante ne mu ngi fii dafa mel ni population bi nekk fii ñoo gën a am importance que population bi nekk ci extérieur du pays je dirais. xam nga ne Dakar n'est pas le Sénégal c'est vrai mais sans Dakar le Sénégal ne serait plus tout à fait le Sénégal. Donc Dakar dafa am importance ndax wax naa la importance bi lu ko waral importance boobu moom la ñëpp am état lañu état bi président bi ak ñi mu àndal dañu war jël puso di ñaw pour que ñu nekk état mu am cohésion entre les groupes ethniques yi constituent Sénégal mu am cohésion entre les communautés ak territoire yi nga xamante ne ñoo constitué Sénégal parce que la cohésion nationale li koy menacé dafa bëri ñàkk bokk diine mën na nekk menace am na dëkk yu tàkk parce que ñàkk diine bi ñu moo tax ñu xeex bañ a bokk ethnie ñu ne ñu faralante ba bot di compter ci biir xeet mën na tas réew kon président dafa war a jël puso di ñaw mais tey suñu waxee ne égalité dafa war am citoyen yépp ñoo yem mu am ville ba nga xamante ne citoyen dañuy tànn seen maire ci biir réew moomu mu am ville ba nga xamante ne citoyen amuñu droit tànn seen maire donc am na rupture d'égalité entre les citoyens tey jii am na ñu génn benn idée qui est fort intéressante mooy ne Sénégal am na Casamance ñu ngi xeex parce que dañu gis ne boolewuñ leen dañ leen war a boole ci réew mi te koom gu bëri fa la ne ñii ne dañu war a am sax suñu indépendance ñenn ñi nga xamante ne dégg naa benn analyste bu ko wax ñoo gën a modéré mais même suñu amul indépendance nañu jox statut spécial am na yeneen gox ci Sénégal yi ne dañu war a moom seen bopp dañu war a am statut mais suñu pàccee réew mi ci anam boobu ana Sénégal nañ fàttaliku ne Njaajaan Njaay moom moo constitué le Grand Jolof bu muy constitué le Grand Jolof daf fekk ñu nekk ay pàcc ñu am benn pacte bu ñu def seen biir ñu d'accord ci ñoom ñëpp Siin Saalum Kayoor Bawol Waalo Bundu ñoom ñëpp ñu ànd ne jiital nañu Njaajaan Njaay ñu jiital ko bu tubaab bi ñëwee ci tefesu géej gi gis ne ñii booloo nañu am nañu doole naka lañ leen war a def dañu leen war diviser pour mën leen reñ ñu dugal sàngara dugal xaalis dugal fetal royaume yi nga xamante ne ñoo xawoon gisuñu doole ne léegi man am naa fetal te ki ma ilif maa ko ëpp doole léegi mais dameel dama buum gi moom boppam Koli Tengela xeex Fuuta moom boppam Waalo dem Siin dem Saalum dem mu tasaat foofu la tubaab bi jaar ba pàcc le Grand Jolof bi Njaajaan Njaay fondé woon tey jii seen loi bii ñu bëgg a wéyal dafa nar diviser le Sénégal population yi dootuñu yépp dëkk yi dootuñu yépp dootuñu mën a impliqué wu réew mi dem na yoonam donc c'est un précédent très 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 dangereux mais xam naa ne ay boroom xel ñoo fa ne xalaat la bu dikk
xëy na. est-ce que xalaat la wala choix wala lu ñu war a def la parce que ki ko joxe. je rappelle maa ngi la koy wax sànq dafa nekk koo xamante ne institution. waaw wante nag ñaar moo am. xam nga léeg-léeg buur dina bëgg a def dara du ko ñemeñ mu jël kenn ci dag yi ne ko wax ko. ma xool naka la population yi di réagir loolu la ñuy wax ballon de sonde su dee ballon de sonde la man da joxe naa sama xalaat te jox naa sama xalaat Dakar waaye mooy nañ bañ ne leen jaral ñu xeex ko pour loolu bañ a am. ndax su amee dellu gannaaw lay doon ci réew mi nekk ko ci ñoom mais nag am na leneen lu mën a am mooy ne buur déyu ko wante xam nga turiféraire dafa am maanaam ñi nga xamante ne ñoo yokk àndax buur yoreel ko àndu cuuraayam foog ne dimbali buur mooy wax ko li mu bëgg a dégg. foog ne dimbali buur mooy wax ko lu ko neex te léeg-léeg dimbali buur mooy jottali ko li askan bi wax te agsiwul ci ay noppam dimbali buur mooy won ko li nga gis te ay bëtam gisu ko. est-ce que ñun suñu réew ñu ngi foofu. foofu la war nekk donte newu fa. est-ce que ñun ñu ngi foofu. suñ fa newul it fa la ñu war a nekk. ndax li xew nii bu continuer dafay doon benn recul décentralisation bi reculé na day doon benn recul démocratique est-ce que Sénégal fi ñu toll nii moom Aminata Mbengue Ndiaye même bu bëggee ñu am benn statut bu particulier Dakar gën a fës ci moom ndax xëy na mu ngi gis Yaoundé Douala mu ngi gis Yamoussoukro xëy na foofu la sukkandiku kii monsieur Guèye. waaw xam nga sooy wut koy méngaleel sa bopp da nga koy méngaleex sa nawle. mais tamit nag ñun noonu la ñu war a def ba daal di ñëw xëy na. xam nga damay faral di dégg ci mag ñi yéen ngeen naan bul seet ki nga tane seetal ki la bul seet ki la tane seetal ki nga tane pour mën a dem. waaw mais nag doo seet ki nga tane pour roy ko ci doxin. da ngay wut nawle xëy na day fu bëgg wut nawle. waaw wante sooy wut nawle da ngay wut nawle boo tollool mbagg. doo diirool mbagg sa rakk. kon da nga yaakaar ne sa Dakar rakk ñi ma la ñi ma. non démocratie fii ci Afrique mais ñun Dakar moo doon moteur bi ñun suñuy am ku ñuy diiranteel mbagg dañuy xool réew yu mag yi capital yu mag yi xool fa ñu toll mais doo seet ñi nga xamante ne yow yaa lañ doon remorqué démb ñuy ñëw di roy ci yow di jàng ci yow décentralisation tey nga leen di diir mbagg te aussi am na ñi nga xamante ne dañu def statut spécial parce que réew ma dafa amoon ay jafe-jafe réew mën na nekk en situation de guerre mën na nekk en situation de crise institutionnelle bu grave pour protéger capital bi ñu def de façon temporaire statut spécial pour mën ko aar mais Sénégal nekkul foofu ñun royukaay la ñu woon ci démocratie suñu position royukaay boobu nañ ko maintenir ba ñuy nekk capitale de l'Afrique occidentale française ñooñu muy tudd ay village la ñu woon attends mënuñu méngale suñu bopp ak ñooñu du question ñoo leen gën wala ñoo leen lii mais ci rang bi ñoo leen jiitu soo amee sa doom mu nekk ci classe ba jël 5e doo xool ka ne jël 14e wala 25e nga ne ko def ko nawle su fekkee ne moo jël P sax ci classe bi am moyenne 12 da nga ko naan xoolal P bu nekk ci classe bi te am moyenne 14 lu diir ko mbagg loolu mooy suñu war-war moo tax ma ne la mën na am sax ne président déyu ko dara léeg-léeg ñoom pour neexal président non attends pour bëgg lu neex président yow xam nga nit ñi xam nga Sénégal nit ñi. sañ na wax loolu parce que nee naa la. mais proposition la. institution la proposition boobu waru ko sànni ci. bon ci situation cruciale. mais c'est pas important que président wax ko ak président ñàkk ko wax sax amul importance débat bi nekkul foofu mais président wax ko ak mu xalaatal ko boppam yépp moo ci yem. d'accord ñu mais d'accord loolu am na yenn ñu nekk ci parti am d'accord ñu tamit. waaw ils ont raison. parce que xool nañu analyse bi normal la. oui j'applaudis fa laa bëgg président jëm kon boog su ñu nee d'accorduñu mu am ñi bokk ci moom ñu ne d'accorduñu mais on applaudit on dit que su fekkee ne ci démocratie la ñu ne dafay déglu voix yi xool am na yenn décision sax soo ko jël ci dëkk da nga war a laaj askan bi. par un référendum. ñun est-ce que référendum mënatu référendum yi nga xam ne ay nouveau droit la ak li nga xam ne moom la ñu bëgg a def statut spécial lu Dakar yaakaaroon ni dañoo bëgg am ni ñu éliminer politiquement bëgguñu opposant
niru na ko loolu. dafa mel ni Dakar bu fekkee opposition. ci loxo. su ma jege woon président. bu ko pertee erreur bu mag la. su ma jege woon président. mu bëgg a def réforme bi sax muy réforme bu rafet dinaa ko ne bàyyi ba élection locale yi passé. maanaam. waaw pour respectabilité am pour honorabilité am xam nga léeg-léeg di nga bëgg a def benn acte. est-ce que président ñeme na gars yi. may ma ñëw léeg-léeg di nga bëgg a def benn acte nga xam ne acte bi sax da nga ko xalaat sincèrement mais soo ko defee dina niru ne te bëggoo mu niru ne da nga bëgg mu leer kon demal élection ba gagné nga soog a jël yenn décision yi mais fu mu nekk nii su ko defoon mais les gens ont raison de dire que dafa ragal jéem na am Dakar ci anam bu ne mënu koo am nga ne naa ko këppatal xam nga këppatal moo ni ñu doon def picc yi bi ñu nekkee xale da ngay jël benn bool wala benn leket nga teg ci bant takk ci buum làqatu ci roq ba def dugub waaw ndax picc bi yor piège picc bi ñëw doxantu pour lekk dugub bi nga xëcc mu ne mbëpp loolu mooy këppatal. parce que yaakaar naa warul doon problème du ma question mi ngi ñëw ci bu fekkee dañoo xool li en France Mitterrand ba nos jours ak ki nga xam ne mooy Macron amuñu problème Paris opposant jiite ko. moom lay boobu la ñu joxe lay boobu la ñu joxe ñoom ñiy wax yëpp ci mbir mi dañu ne dañu bëgg a régler Dakar mu génn ci mbiru politicienne boobu dañu bëgg a Dakar am stabilité parce que xëccoo bi entre le président et le maire dafa demee noonu alors que problème bi nekkul noonu moo tax dans ma lettre ma ne su fekkente ne conflit ak xajam-xajam bi am Ndakaaru la ñu bëgg a saafaraa noonu nañ saafaraa noonu xajam-xajam ba am assemblée nationale. nañ tëj assemblée ndax ñu ngi fay xeex di. député yaa ngi dóorante kurpeñ. ñu ngi dóorante kurpeñ ñu ngi xeex. tey jii les juges les magistrats sénégalais am na ñu leen di critiquer nañ tëj tribunal yi kon. tey tali yi accident ma nga fa jafe-jafe ci fonctionnement institution ce n'est pas une raison pour nga ne da ngay changer statut bi xam nga lan la ñu war def fexe suñu homme politique yi màgg xam ne du ñoom askan wi la du ñoom li ñu leen dénk la le Sénégal est plus important que les personnes qui le dirigent mbir mi du Macky mbir mi Sénégal la mbir mi du Ablaye Wade du Karim Wade du Khalifa Sall mbir mi Sénégal la waxuma sax nit ñi même génération yi dañuy romb te génération buy romb ba xamal ne ni nga àttee sa baay ba xeeb ko walla ba sargal ko ba xeeb ko walla ba wëy ko noonu la ëllëg sa doom di la xeebee walla mu wëy la nous serons jugés par l'histoire et l'histoire dira que Senghor lii la fi def l'histoire dira que Mamadou Dia lii la fi def l'histoire dira que Macky Sall lii la fi def yàlla na wëy wi rafet li ñu war góorgóorlu ñun noonu la ñu ko doon jàngalee sa bàjjan su ñëwee wëy la walla nga bëgg a def am tànk boo war a jaar ci kër gi sa bàjjan la ñuy oo mu ñëw ne la xoolal sa bopp. kan la ñuy woo rek parce que comme li nga wax les hommes passent les institutions demeurent kan la ñuy woo Macky. dañ ko naan rek fàttalikul fi nga jaar. waaw nañ ko ñaax jiiñ ko pour mu dem ko. dañ ko naan fàttalikul fi nga jaar ba jot réew mi fàttalikul sargal bi la réew mi sargalee ca bañ la ko joxe fàttalikul dikk yëg leen diggoon ba ngay sàkku réew mi fàttalikul bés bañ la ko joxee feet bañ la feetal ak serment ba nga prêté parce que dañuy wax ne nguur yàllaa ko moom kon yow mi ñu fal buur yàlla dafa jël ci cëram dénk la moo tax nit ñi di la tawaaf du yow à travers toi c'est la divinité qu'on célèbre da nga ko war fàttaliku soo ko fàttalikoo di nga xam ne du yow askan wi la te askan wi am nañu sa lépp am nañu sa léppoon am nañu sa nettali am nañu sa wëy walla am nañu sa wëy am nañu sa xaxar ça dépend de toi donc képp ku bëgg président te bëggal ko wëy bu rafet ci téere histoire bi réew mi nar a bind bëggal ko wëy bu rafet dans la mémoire des jeunes générations
mais da nga koy jox conseil yu baax da nga koy digal lu koy jëmale kanam da nga koy digal li koy taaral ci bëtu askan wi loolu le président soxla moo tax ma ne ci bataaxal bi dimbalu président du foo toll rek di ko tàccu dimbalu président du lu mu wax rek nga ne gongo doo ko nag contredire doo ko attaquer mais di nga ko ne président de foog naa ne lii nga xalaat baaxul président foog naa ne nii moo gën président ah gars yi ñu ngi la wax lii de wante soo demee banlieue ba lii moo fa xew lii la population yi di dund mais su fekkee ne réew mi yëpp dañu am benn complot bu ñu comploté foog ne ñu ngi jëriñ président ministre yi di ko wax safaan député yi di ko wax safaan kilifa diine yi di ko wax safaan mais président fu muy xamee donc du bañ du xeex mais dimbaliku la xalaat jib na am ñu ne rafetul mais nañ argumenté ki joxe xalaat bi na wax ne lii laa xalaat ne moo gën nit ñi joxe ne lii la ñu xalaat ne baaxul bu ñu ne kii dafay xeex président wala kii xeexuñu kenn on travaille pour le Sénégal et les Sénégalais on travaille pour nos populations et notre communauté on travaille pour notre ville parce que dëkk bi ce président gënuñu ko bëgg nag te waruñu koo gën a bëgg ay ministre am waruñu koo gën a bëgg ñun ñëpp dañu bëgg dëkk bi dañu bëgg réew mi dañu bëgg jàmmi réew mi. pendant 60 ans ci ginnaaw amoo gàcce wala amoo lu la metti est-ce que Mamadou Dia président Mamadou Dia Feu amul raison tey ci Sénégal surtout la politique ci Sénégal. waaw Mamadou Dia jàmbaar la woon nit la ka nga xamante ne dafa doon gis fu sori. est-ce que du la gisoon. yéene lu rëy réew mi. moo waraloon l'événement 62. def na lu bëri ci réew mi liggéey na ci décentralisation waaw xeex na. jàkkante na ak Senghor tëj nañ ko kaso yàgg na kaso génn na fa silmaxa na wante tey ak lu mënti xew wéyam rafet na c'est ça qui est important dans la mémoire des Sénégalais dans la conscience des Sénégalais Mamadou Dia ak ñi ko doon xeex kan la nit ñi di gën a célébrer kan lañu gën a naw kan lañu gën a fàttaliku surtout dernière déclaration bi ma gis bi ko gars yi di nettali fi mu jaar ak Senghor yëpp. mu ne mënuma ko bañ mënuma ko jéppi dama ko bëgg je l'aime toujours. et je pardonne parce que gis na ne du woon Senghor du woon moom réew mi la mais su fekkee ne xeex bi dafa tegu ci gëm-gëm ak dëggu mais attends bataille bu rafet la Senghor tam gëmoon na li mu doon def xam nga ñaar nit mënuñu xeex. ku nekk gëm sa bopp mais xeex bi dafay am noblesse. est-ce que le président Macky Sall gëm na li muy def moom. bon attends yow da nga bëgg a ma wax ci président Macky Sall xam nga. non attends xam nga président Macky Sall du débat bi du moom en fait. oui c'est-à-dire je ne je le juge pas il n'est pas important. non je sais que vous jugez. oui fu mu nekk nii xam nga la non mais xam nga fu mu nekk nii li ma ñor. wax naa la ko Sénégal moomu ñor ak askanu Sénégal ndakaaru moomu ñor ak askanu ndakaaru waxuma pour contre seen Macky wala pour tàcc ko wala pour xarab ko damay wax pour askan wi. mais politiquement am nga kii ci moom lu gis-gis ci politique bi ni muy doxee ndax gis-gisu politique am wala boog politique am ni muy doxee tey jii moo tax kenn ci njoñam yi ci ay njabootam ñu am fi ci génn di ñu xaaw a José un peu. non mais attends politique am su dee politique la ni muy politiquer le conseil qu'on lui donne en politique c'est de s'oublier d'oublier son parti. fatt noppam ci ay truféreeram ñi ko gàddul àndu cuuraay topp ko di ko suur saa su ne mu bëmax leen fàtte image am xool Sénégal Kagame ñu ngi koy wëy tey à travers le monde li tax ñu koy wëy dafa fàtte boppam. mais attends réglé na ko. faat nañ ñu bari 84. réglé na ko. indiwaat discipline bi. réglé na ko. civilisation. tout simplement parce que dafa fàtte boppam. te il se promène dans les rues de sa capitale di saafonte population yi. amul visite teintée
soxnaam dafay doxantu ci biir dëkk ba tey su foto soo dëkk bi yëpp ñëw parce que gëm nañ ne kii boppam taxu koo jug tiitaruwul wutul wëy wutul ndomba tànk déjà nee na il n'est pas candidat leer na. merci beaucoup defal nga ñu soo ndax wax nga ci lettre bi te toog fii ba jàkkaarloog yow jub te waxuñu lu jëm ci troisième mandat bi waxuma ci dialogue national en tant que société civile dama naan crime intellectuel la sañu ma ko du ma wax péché sax troisième mandat bi sa lecture sañ na ko sañu ko day waaj du waaj ba tey mi ngi sonde xam nga su fàttee boppam xool askan wi léegi-léegi di nga am loo moom sax nga bàyyi ko loolooy grandeur loolooy dignité waxuma xëccoo li nga moom de pour ne jox leen ma ko par force maa ko moom mais nga moom ko mu óor la ne yaa ko moom mais nga gis ne moment bii ma bàyyi ko askan bi mooy jëmale askan bi kanam ma bàyyi ko askan bi mooy jàmm askan bi nga bàyyi. kon ma bàyyi troisième mandat. mais bien sûr que ce soit clarifié 2 mandats baax na doy na en démocratie pourquoi 3. est-ce que oui ou non bi waxoon na la. mais attends su ñu joxoon Wade 3 moom du ñëw pour que mu ñëw il fallait que ñu xañ Wade 3 parce que pas parce que Wade est nul c'est pas parce qu'il est mauvais mais parce que nous sommes en démocratie le pays ne lui appartient pas ku yaakaar ne tu es nécessaire demal xabru yow yonent yi sax dem nañu te àdduna baa ngi dox ba tey certes tu n'es pas le centre du monde. Tu n'es pas le peuple c'est le peuple qui t'a donné le pouvoir moo tax li buy naan dañ ko jalal ñu ne suuf su santee dañ koo jal ka jiitu ndakaaru ñu tuddee ko jal parce que dañ ko jalal c'est pas parce que yaa sut ñëpp dañ la jalal tungóob la ne la yéegal suñu mbagg moo tax nga kowee c'est pas intrinsèque c'est pas ta propriété moo ko su ñu ne woon tey aminta la suba mu doon aminta dañ koy tungóob rek suba seen àddina bi yëpp gis ko parce que ñoo ko jox xar bi attends munoo jox xar bi sa bopp. national société civile nga ne. demoo national bi. convoqué wuñ la. des na. non attends. wax ma rek lan moo tax kii parce que bu fekkee da nga nekk société civile te say wax ñu koy déglu bu baax xanaa da nga mën a dem wala ñu woo la dañ la bàyyiwul xel wala. non bon owuñu ma mais c'est pas important parce que moi je suis écrivain. et donc non je donne mon avis. membre vous êtes membre quand même. non mais soxlawuma dialogue pour joxe sama avis parce que depuis des décennies maa ngi dialogué je m'adresse à ma famille je m'adresse à mes concitoyens. si. non le Sénégal est un pays de dialogue. mais dialogue bi laay wax. waaw xam naa. mais attends bu ñu jël mais le dialogue est permanent le dialogue doit être permanent moo tax Senghor waxoon ne le Sénégal est un pays de dialogue lépp nañ koy waxtaane soo demee suñu kër yi dafa am ëtt ba même ma ñëw dafa am ëtt waaw même ma ñëw ëtt ba ñu def fa garab xam nga pour lan parce que y a des principes yi nga xamante ne moo ñu war a tungoo ëtt ba dañ fa def garab ne borom kër gi moo kër gi borom kër gi ça veut pas dire que yaa ko moom ça veut dire que tu es responsable xam nga responsable ndax moom bokkul ñu teg fa garab pour nga fay waxtaan ak waa kër ga ci ëtt ba mais au-delà de ëtt bi dafa am pénc ñu fay daje di waxtaan lépp dañ koy waxtaan mais le Sénégal est un pays de dialogue en ce sens que les gens doivent être libres de toujours donner leur avis. maintenant dialogue bii. bëgg nga ñëw fa gis nañ li fa xew société civile menacé na sax daal di wax ni suñu moytuwul bu continuer ci nii mu bàyyi ndax dafa mel ni sénégalais yi intéressé wu leen opposition bi dem ba ci biir ñu bloqué am na lu ñu bëggul ñu tudd fa Karim Wade Khalifa Sall bëgguñu tudd fa article 80 arrêt Ousmane Ngom bëgguñu tudd fa cumul de fonction mandat à la fin kon lan la ñuy waxtaan. waaw parce que dialogue dafa am lu ko gën a important. mooy préparer dialogue bi. kon préparer wuñ ko. déedéet man damay laaj de yaa ngi koy bëgg de. waaw mais dialogue lu bu gën a important mooy préparer dialogue bi si yan condition la ñuy dialoguer ñan ñooy dialoguer lan moo tax ñuy dialogue yan résultat la ñu bëgg a obtenir ak résultats yi naka lañ koy mettre en pratique mais tey soo nee dialogue am na mais am na ñu bëri ñu nekk ci biti demuñu da nga leen waroon convaincre fexe ñu ñëw large participation mais loolu waxtaan la
bon ku ñëwul sa affaire la dialogue amatul ku ñëwul du sa affaire parce que yow sa responsabilité mooy nga dajale askan bi suñu hymne national wax na ko fexe ba poussin yëpp dajale ci seen yaay uuf leen day gi seex coudre le Sénégal c'est ça qu'on attend du président qu'il ait le génie de mettre toutes les parties tout le monde autour de la table convaincre ñëpp ba ñëpp ñëw ba pare nag mu bàyyi leen jël engagement ci ne décision yi ñu fay jël dina ko wéyal mais décision yi aussi bu mu nekk décision politique suñu dajee ci dialogue bi ku nekk na nga fàtte sa intérêt personnel nga jiital intérêt réew mi loolu nag moo jafe ci réew mi léeg-léeg da ngay gis débat opposition ak pouvoir pour lan sawaruma seetaan ko parce que tu peux jurer sur le Coran que ki bokk ak farax président dafa naan président baax na li mu def yëpp baax na ki contre président dafa naan président baaxul li mu def dara baaxu ci alors que c'est pas vrai non attends loolu moo fi am ci réew mi les gens ne jugent pas objectivement donc nous de la société civile man en ce qui me concerne je donne mon avis et depuis des décennies lépp lu xew ci réew mi ñu déglu ko ñu bañ ko déglu ñu jël ko ñu bañ ko jël maa ngi joxe sama xalaat bi ngay joxe mën na bañ jëriñ tey mais mën na jëriñ suba ki ñu ne tey moo bon mën nañu jox fukki at ci kanam kii sax ñu condamné ko pendre ko kii ñu feete ko célébrer ko sotti ko ay or ne moom mooy le meilleur ñu dem ba 50 ans après histoire génn ne que ñu tëjoon kaso ne moo bon nekkate moo baax ñu réhabilité ko porte ko au piédestal teg ko sur le piédestal que ñu ne woon moo baax si jamonoom di ko encensé ñu gas ko suul donc nit ki dafa war fexe ba am taar buy tax waa du génération am àndax moom gëm ko supporter ko mais bàyyi xel ëllëg moo tax ñuy wax développement durable. après indépendance ñuy nekk di jéem a jag-jagal te nee nañu ñun dañoo kii moom suñu bopp. yaa ngi fàttaliku Nelson Mandela bi mu ootee dialogue bi mu génnee kaso lan moo jiitu pardon jéggale foog nga poser un acte fort buy tax nit ñi gëm ne yaa ngi dem ci dialogue jéggale jéggale da ngay jéggale lâcher du lest nit ñi naa kii de il est sincère même borom kër soo bëggee rectifier sa kër foog nga teg acte buy tax say doom gëm ne lii ngay oote dëgg la ci yow ak kuy oote ku ne acte boobu nag looy bàyyi la mais munoo taxaw ci say position ne du ma bàyyi dara du ma jéggal kenn kaay la ñu dialogue munul ne même soo xuloo sa soxna walla sa borom kër di nga ko defal cadeau bu rëy boo defaloon ci budget bi pour wan que ne ñi ngay yónni soo leen demee yóbbul leen ko lii walla defal leen ko lii walla wax leen ko lii nga xam ne suñ ko tegee rek dina comme que moom de ku nay la waaw mais su ma ko jaralee mu def dépense bii c'est parce que li mu wax dëgg la ci moom kii de ku soxor la mais comme que bàyyi na mais su fekkee ne tu refuses de pardonner mais le dialogue n'est pas possible parce que ki ngay waxal foog mu déglu la donc Nelson Mandela foofu la tegoon gars yi ne ko dañuy fayu ndax ñu bëri dañ ne woon su nit ñi ñuul ñi jëlee pouvoir bi dañuy fayu mu ne ok on va sortir toute la vérité mais on se réconcilie dinañu enquête dinañu wax dëgg bi wante du am poursuite ñëpp seen xel dal ñu weex ñëpp seen xel dal ñu xam ne ñii kat préparé wuñu fayu naruñu dal suñu kaw ñoom it riposte bu ñu naroon préparé parce que koo nar songo mu préparé wu ñoom it ñu teg seen gànnaay ku nekk teg sa gànnaay ku nekk désarmé wu ñu soog mais suñu ñëwee day ñëw si dialogue ku nekk yore sa coltax sa pistolet ku nekk yor sa këppatal ma gëm ne da nga ma bëgg a nax man yow nga gëm ne dama la bëgg a nax mais dialogue amul dañuy nax suñu bopp il faut une large participation il faut la confiance ki oote dialogue bi foog nit ñu óolu ko pour ñu óolu ko foog mu teg acte buy certifier ne que décidé na pour jëm sa kanam. ngi noonu sama dernière question mooy bindkat nga wax nañ li nga fi doon yëpp société civile et tout waaye tamit ci sama présentation tout au début maa ngi wax ne diine dalaa ñor
tey jii nii gis nañu maître coranique yi ñoo lëmbee jamono ñoo nekk devant la scène donte sax def nañu après sortie dajaloo fi institut islamique di jéem a raxasu ci yenn yi mais bu ñu waxee maître coranique rek kenn génnu ci te xam nga li ñuy wax ndax récemment bu tey wala bu démb actuellement corps baa ngi fi nga xam ne mooy hôpital Dantec ñuy def autopsie ci genou Camara toll ci 13 ans maître coranique am dóor ba mu faatu gis nañu ci Wakaam récemment ak maître coranique boobu sant Guèye pervers bi li mu def di violer ay xale neexul dañ koy wax également gis nañu ci Louga également la même chose am récemment te boobu ñëpp a génn ba xalif général des Mourides daal di intervenir muy sëñ bi Guèye ginnaaw ba mu jengee ba pare diine wéetul diine fa mu nekkoon ma nga fa ba tey ndax jàngale jar naa tuur deret ndax jàngale ngir xam-xam bi dugg la jar nañu faat la tey jii est-ce que xàmmeeti nañ suñu bopp. waaw xam nga diine jikko moo ko lal moo tax imaam ratib Alioune Moussa Samb doon wax ne aada bu rafet moo mag diine parce que diine bi muy ñëw fii ci réew mi fekkul ñu tumuraanke jikko moo tax pepp bi bañ ko fi jiwee yàlla taw mu barkeel ci diir bu gàtt mu jur ku mel ni maam El Hadj Malick jur ku mel ni maam Borom Touba c'est parce que jikkoo ngi fi woon léegi nag dañu bëgg a déye diine bàyyi jikko te ñu ne nag topp ndigal yi bàyyi tere yee ko ëpp solo Sénégal dañ ne loo mënti def rek jullil loo mënti def jullil dina baax c'est pas vrai parce que diine tudd na islam yonent bi di woote nit ñi di faatu di dem àjjana te julli wuñu julli amagul woon yàlla tere na lu yàgg soo ko diglee boobu après la ñëw te ñooñu julli wuñu woon ñu ngi woon ci diine jikko moo fa ne woon léegi nag ñu ngi tànt yu bëri di sol ay sabadoor di kaalawu di wax jërëjëf sëñ Touba jërëjëf Alaaji Malick mais jikko ji newu fa ñu ne du maître coranique kay maître coranique la ndax daara la yoroon di jàngale nañ ne bokkul seen association mais maître coranique la léegi nag diine ji tey mbubb na ba nga xamante ne dañ ciy def business comme parti politique bi xam nga dañ ne politique yàqu na sànq parce que nit ñi dañu dugg ci parti bi non pas pour dimbali réew mi non pas pour jàppale réew mi mais pour defar seen bopp pour defaru te itam da nga gis borom kaala bu rëy bu am sabado bu rëy nekk diine yore kurus fekk nag yoonam newul ci gëmul sax ëllëg mais tout de suite la bëgg diine bi daf koy def commerce foofu la Sénégal toll moo tax newul ci borom daara yi kese tey jii sooy déglu Sénégal da ngay tiit le niveau intellectuel des hommes politiques est très bas le débat est très bas saagante la gis naa tey ku def benn contribution bëgguma ko tooñ mais titre bi rek déjà soo ko xoolee da ngay kii te mën nga wax sa fulla wax sa dëgg te moo ndax orma jarul saaga moom laa wax waa ji keroog bi ma nee débat sur ay borom ñaari tur yeex jànq ju bëri mais ma ne suñuy doom lañu man mënu ma leen attaquer parce que maa leen jur ay xale yu amul 30 ans donc képp ku am 50 ans jàppal ne kii ñii say doom lañu question bi ñu war poser mooy ñun fan naka la ñu mel ba jur doom yu mel nii ñun papa yi melu nañ la ñu war mel su lëndëm desee rek lampe bi leerul comme que ñu ñooy lampe yi kay te lëndëm am na ci réew mi mais ñun ñoo leerul dañu grillé ñun ñëpp parce que nag su fekkente ne da nga mag sa yaay baay mooy doom nga bokkaam moom bëgg-bëgg dafay doy waar sa sikkim weex nga bëgg sa sikkim ñuul comme bosam nga bëgg bokkaax moom grand place mën na nekk sax nag bu yàgg dañuy toog ci penc bi mag ñi di waxtaan xale yi nekk ci tefes gi di football jigéen ji nekk fële di dëbb ñun ñëpp ñu bokk ko parce que lépp rafet na mais tey dëkk bi dafa doy waar te ku nekk nag da nga bëgg a taxaw yor sa yat ne maa baax kenn baaxul du dëgg jamono su yàqoo ñëpp a yàqu ñun ñëpp a yàqu à commencer par moi soo nangoo tam jaar ci yow ñun ñëpp parce que suñu jamono la c'est-à-dire bakken bi moo ñu sonal góor gi mbay pay daf ma ne woon ne Abdou Khader ma ne ko naam mu ne ma soo bëggee sàmm sa ngor da ngay ñeme banque ñeme rafle
mais tey ñun kenn ñemewu ci banque kenn ñemewu ci rafle te ñooyee nag ragal ko ndax soo ko yorul ñu ne doo dara bokkoo sa doom bi la jur sax gëmatu la sa jabar ji nga takk gëmatu la parce que yoroo ko donc su ko defee nag nga ne nag naa ko am nag par force mu jaral ma tàqali ko sama ngor su ma ko naree ñàkk ma ne attends Barça wala Barsax kii réussir jaral bakkanam soo ko téyee ci dëkk bi mu def musiba léegi nag mu jaral ñu lu ne moo tax ci terrain politique bi ñi bokkul parti mu jaral leen yàqante der jamante paaka liggéeyante def lu ne parce que c'est le pouvoir mais ils ne savent pas que le pouvoir appartient à Dieu exclusivement ba Napoléon waxee ne j'ai un fils je tiens le pouvoir yëkkati ko Victor Hugo daf ko bind benn poème ne ko non sire mu ne je tiens l'avenir mu ne ko l'avenir appartient à Dieu ku yoot soo xamoon li lay yoot di nga bàyyi li ngay yoot te ñun ñëpp nag doomu aadama benn mbir moo ñu yoot te dinañu jàpp mooy dee tële ak dee ak koo doon nag moo tax ci poème am ba professeur Assane Sylla nere cas waaw mu ne fasu naaru góor taaru jongama daraja kilifa gu rëy lépp dina wees dee dina ñëw ne la cas da wax yow ba sëg ya mu jëmbat la fa ak koo doon nag léegi nag su fekkente ne loolu dañ ko fàtte du ñu mën a dialoguer parce que humilité mooy dialoguer te humilité mooy nga gëm ne yàlla mu ngi fi ak koo doon ngay Ablaye Wade ngay Macky Sall ngay xalif général ak koo doon doo dara parce que moom rek la gaa yi topp la yaa ko yor yaa ko moom fii yaa ko moom moomoo dara sa xabru sax moomoo ko donc loolu dafa baax nit ki di fi bàyyi xel Abdou Khadir su xamee loolu xool at yi mu am mu óor la ne dootoo ko dund waaw lu la koy jaral Aminta di nga xeex nag di nga am fulla di nga bañ di nga conquérir li nga bëgg a conquérir mais lépp da nga koy rafetal yal na yàlla yokk sutura. jërëjëf ñu bàyyi leen nga tàggoo bu dee laaj nañ leen laajuñu loo xam ne bëggoon nga cee wax. waaw mais attends je vous dis merci di ñaan yàlla mu barkeel seen ëtt bi ngeen créé ak seen chaîne de télévision bi donc jàppale leen ba ngeen am ci ndam bu kawe seen njort mais bëgg naa Aminta ñu def émission ci moom. ñu waxtaanee bi ba pële dooroon papam capté ko bon boobu moom d'accord naa parce que Moussa Wane nee ne noonu la demee woon bon mais gaynde geex yooyu daal le combat xam nga. histoire pour ñu mën ko nettali dëggantaan il faut que gaynde itam nettali mais Kizer boobu moo ko waxoon il faut que les lions aient leur historien ñëw nettali rek ni laa def gaynde gi te gaynde gi waxul dara yàlla na yàlla yokk sutura def sama maam gaynde googu dinaa ko leeral ba mu leer yaakaar mi naa laa koy njëkk leeral en tout cas plaisir la woon pour am la vraiment waxtaan bi neex na bëgguñu woon sax mu jeex liñ ci wax lépp waxu sagesse la macha allah ku ñu jiitu ci jamono moo doon wax surtout fin bi moo tax ma bàyyi nga gën a développé ndax dañuy soxla loolu ñun ndaw ñi nga xamante ne ñun ñoo nekk fii comme ni may faral di wax ak Amina ni ma ko koy wax rek nee naa lu ñu mën a wax jël leen ko def ko yére sol ko mu jot seen yére la mu ëpp fexe leen ngeen def ba mu jot en tout cas ku nekk gis ci boppam te jéem a tënku ci siraatul mustaqim te xam ni la Sëriñ Fallu waxoon rek néew bi nga judd nga judd ñu ne liir bi nga dee ñu ne néew bi dëggante néew bi ak liir bi lu fi xaj kon nañ fi rafetal lépp te ñaan lépp suñu borom teg ñu loxo ñu bañ a yàqu la ci barki Cheikhul Khadim jaajëf équipe technique bi ma àndaloon Roger Mendy ak Mohamed ak Mor bi nga xamante ne moom sama jëkkër la moom Mohamed ñoo ciy jàpp aw ak ñaareel Amina dama lay sarax rek daal di la tudd ndax moo jiite liggéey bi macha allah elle aussi disponibilité bi surtout ba beneen enquête ak ñeneen ñu war a waxtaanal jaa ngeen jëf.